gannaaw ci kanam tuuti gannaaw xibaaru français yi ñuy dawal docteur Daouda Ndiaye Jaraaf moom nag xam-xamam dafa màcc ci wàllu droit xam ngeen ko tey jii commission bi nga xamante ni moom la ñu tëral ci assemblée nationale ñu koy wax commission ad hoc moom moo war a sëgg ci yëkkati immunité parlementaire am déet bu député Ousmane Sonko tey jii nag dem nañ ca plénière ba daal dinañu adopté wala validé commission boobule léegi am nañu juróom-ñetti fan ngir sëgg ci dossier boobu dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti ak Daouda Ndiaye juriste ci lépp loo xamante ne tënk na boobu bile dossier léegi dañuy dalal ki nga xamante ne moo jiite Synpics di journaliste Bamba Kassé maa ngi lay nuyu. Allez fay Binta. yaa tardé de. waaw maa tardé maa ngi jégalu. di nuyu Barthélémy Ngom. Binta Diallo maa ngi lay fay di nuyu suñu gan Bamba Kassé. Bamba wax naa ko léegi commission bi daanaka validé nañ ko commission ad hoc bi nga xam ne moo war a sëgg ci dindi immunité parlementaire wala sax bañ koo dindi bu député Ousmane Sonko déjà yaa ngi suivre boobu ba léegi dossier bi sa réaction bu njëkk ci mbir moomu la. waaw bu ma la gërëmee sant la nuyu sama xarit Barthélémy di nuyu seen téléspectateurs yëpp am naa contentement ñëw tey ci émission bi waaw je pense que commission bi taxaw na comme ni nga ko waxee surtout tey sànq laataa may ñëw jot nañ benn genre résumé boo xamante ni dafay wax situation bi nan la demee ci ndorteel la ba fii ñu toll nii donc loolu moo ci ëppoon solo defe naa pour que ñu gindeeku parce que bu ngeen seetloo ñaari fan ñett yi yëpp nit ñëpp ñu ngi xalaat di waxtaan di werante naan mbirum X moomu nga xam ne dañ ko boole ci dossier bi ndax war naa mën a tax ñu yegg ba ci muuri malaanu kirlaay ndax X mooy ku ñu xamoon tey defe naa bu fekkee ne am na ñu lire résumé bi xam nañ ni X am na diggante procureur defe naa ak juge bi ñu désigné mais tey li ma gën a jàpp man mooy ci résumé bi ñu yónnee assemblée nationale bi ñu koy saisir procureur général moo ko saisir te bu ñu koy saisir dafa joxoñ baaraam donc defe naa loolu am na ci solo léegi nag comme mbir yaa ngi ca cappaandaw ga xanaa ñu xaar rek xool fu muy mujjee ndax déjà li ci am solo mooy am na débat entre parlementaires jëm ci wàllum ndax dañ ko war a dindi wala duñ ko war a dindi ndax dindin wi jaar na yoon wala jaarul yoon loolu rek déjà defe naa lu ñu war a sagoo la ndax loolu day wane benn ci wàllum démocratie day wane benn fet-feti donc pour man loolu la en attendant nag ñu continuer suivre xool fan lay mujjee ñu woo la fii ndaxte dañoo gis ne temps yi traitement bi nga xamante ne journalistes yi ñu ngi koy def ci mbir mi ñu bëri dañoo jàpp ne ñii dañoo jeng ñii dañoo far ba sax jot nañu les yenn journalistes yi ñu leen di menacer de mort moo tax ñu woo la fii xool traitement bi yow naka nga ko gisee déjà ak menaces yi ñu teg ci kaw journalistes yi ndax jaadu na. waaw man dama jàpp ne Sénégal ñu dañu am chance. dañu am chance ndax dañu am benn presse boo xamante ne presse bu pluraliste la maanaam bu bëri ay baaraam. lu diw sañ ta wax wala lu diw bëgg ta wax wala lu diw bëgg nëbb keneen ka dana ko wax wala mu fasal ko donc presse bi ñu ngi def seen liggéey mooy lan te bu ñu ko fàtte tamit liggéeyu journaliste bi ci njëkk mooy joxe xibaar mooy li nga xamante ne mooy ay fait loolu mën a dut baaraam ne lii am na ñu seetlu nag nii dafa bëri émotion ci affaire bi bon mën nañ ko comprendre parce que ki ñu tuumaal defe naa te ba léegi tuuma rek la dafa nekk nit koo xamante ne tam dafa ay nit dafa am mbooloo mu ne ci ginnaawam day politique am ndombal tànk nekk assemblée nationale donc xëy na mën nañoo jàpp ni bu fekkee ni tuumaal bi au début ak ni ñu ko waxee woon dafa salon de massage ak nangam ñu bëri ñu am na sax dañuy jàppal ne du dëgg am nag ñu ci prox ndollu d'abord di menacer média bi génne information bi parce que plainte am na diggante Binta Diallo ak Bamba Kassé mën nañoo xuloo suba ñu dem nga yóbbu tribunal wala nga yóbbu feneen mais ki koy fësal Barthélémy dañ ko koy jox buñ ko ko joxee mu leer ko nii la demee mu woo Bamba Kassé ne ko man de jot naa benn plainte boo xamante ne dañ mel ne dañ laa am lu ñu lay topp Bamba Kassé ne ko man yëguma plainte boobu am na sañ-sañ moom fekkee am na ko parce que dina jël ay précautions en tant que journaliste xëy dina laaj copie plainte bi wala yu demee noonu am na droit bind ko loolu dara na aussi bon ñu gis nag ni foofu la affaire tàmbali ba déggoon ngeen sax ñu ne Cheikh Oumar ak waa Les Échos am na protection policière bu discrète bu ñu fa yóbbu ndax rek mën a bañ a waaw mën a ñu koy ci wala dissuader wala yu demee noonu
ñu tegu ci ñu topp ci ñu teg ci beneen journal muy Source A bu sama xarit Daouda Thiam. te ñoom lu ñu def rek mooy bi mbir mi xewee parce que journaliste entre ñu dañuy concurrencer. comme ñu la am nañ affaire bi ñoom ñu jéem a xóotal. jéem a dem xool ne suite beauté boobu mooy ñan fu ñu ne. ak dem dugg seen page Facebook jéem a xool fan nañu situé wu dem loolu rek nañ def. ñoom it ñu menacé leen ñu teg ci loolu ñu tegaat ci ay defe naa Mati Trois Pommes sax boole nañ ko ci. am na Aïssatou Diop Fall benn soxna bu nekk ak Aïssatou Diop Fall dama ko fàtte sax démb si dañ ko fàtte suñu communiqué bi. Loolu. dafa ñaaw xam nga Sénégal dañoo nekk réew mu civilisé fii du réewum jaay doole bu doon loolu am na xibaar yu bëri yuy génn ñu koy teg ci place publique yoo xam ne lu génn ndax xibaar yooyu day concerner ay kilifa wala ay borom mbooloo wala mu concerner sax ñoo xamante ne dañ communauté mais dañ koy génnee l'essentiel mooy na wër te wóor te it journaliste bi xool ba xam ni ndax lii amal na njëriñ askan wala amul njëriñ askan. bu ñu revenir ci cas bi mais nit la koo xamante ni dafa am ay fonctions publiques. di aspirer à des fonctions publiques mais bu ñu ko tuumaalee dañ koy génnee. Dominique Strauss-Kahn France ñëpp jàppoon nañu mooy nekk président à la place de François Hollande nekkoon njiitu FMI muy kuréel goo xamante ne àdduna wërngal këpp la jëm ci wàllum koppar. mu yore ko mais bu mu lu mel nii bu mu ko dalee. wala ji ñu mel ni bi mu fësee jëm ci moom mais média àdduna bi yëpp ko génne est-ce que da ngay ñëw léegi xam nga jamono yi ñu toll dama ne sax man ñiy def loolu à la limite bon xëy na dañuy fësal seen mer wala xëy na amul xel mais ñoom war nañoo xam xel ni liñ ci jublu du am ndax jamono ji moom mënoo noppaloo nit ñi. d'accord mais Bamba c'est vrai depuis lors gars yaa ngi publier ay articles ñu ngi wax ci rajo yeeg ci télé yi mais quelque part aussi est-ce que amul benn esprit partisan. ci côté journaliste yi bien sûr. waaw mais esprit partisan boo ko bëggee wax mooy da ngay fekkoon ne journaliste yëpp dañoo fës jëm ci benn côté wala ñu fës jëm ci benn côté boobaa ngay mën a wax esprit partisan. am na journalistes yoo xamante ne ils font plus que du factuel ils font dans l'analyse wala ils font dans l'opinion. loolu tamit il faut nit ñi xam ko mbir mi mu ngi ne nii ne fàng buñ ko weesoo journaliste bu ne am nga sañ-sañ wax sa xalaat ci cadre émission wala ci cadre plateau wala ci cadre leneen mais loolu ce n'est plus de l'information factuelle c'est de l'opinion ay gis nañ fi ay émissions yu bëri. nag foofu la problème bi nekk parce que le citoyen lambda mënul def la différence. si parfois duñ ko mën a def. Barthélémy da ngay def un commentaire sax yeneen kàddu yu ñagas ñoo la ciy fekk. waaw non xam nga jamono ji ñu ne dafa nekk jamono bu xaw a jaxasoo ndax Binta Diallo mii journaliste la fii la nekk ci RFM mais am na page Facebook am. léegi problème bi foofu rek la nekk ndax Binta Diallo mi nekk page Facebook am di wax par exemple ndax boppam lay waxal xalaatam lay wax. wala ndax toujours dañ koy xool ak casquette journaliste bi loolu boo ma nee foofu gars yi souvent du ñuy def distinguo bi ma ne la waaw mais diggante lu ne fës nekk ay fait ñu mën ci dut baaraam ak loo xamante ni wax sa xalaat la jëm ci mbir moomu mais defe naa ni nit ñu bëri en tout cas li ëpp ci askan wi xam nañ ni lii c'est de l'opinion wala si lii c'est de leneen et puis même journaliste bi am na sax liberté du wax opinion mais même buy wax opinion dafa am lu ko tënk du comme waxkat kii wax xalaatam. journaliste bi même bu wax opinion il est obligé mu toog ci biir fee yi léegi nag mën na ko am nu mu ko njàngatee loolu am na ci sañ-sañ mais il faut que fee yi mooy nekk ci ginnaaw donc man jàpp naa ni am na quelques dérives yu am mais man dérives yi am sax jëmaluma ko ci parparloo parce que gëm naa ni journaliste yi koy def samay nawle nañ gënuma leen donc du ma jàpp ni dañoo far mais am na ay dérives yoo xamante ne am na si ndax am na ay éléments yoo xamante ni ñu ngi koy fësal di ko teg ci table bi yoo xamante ni mais ay daan mën na ci am. dérive yooyu ñu koy def da ngeen leen di artu le plus souvent. waaw ñun souvent dañuy bàyyi nag liberté éditoriale u journaliste bi ñun Synpics duñ si àddu lu bëri bu ñu gisee daal ni affaire yi xaw naa jeng comme par exemple ay lu mel ni ay élections. wala lu mel ni benn xew-xew bu rëy gars yi di joxe parole bi à gauche à droite alors que comme Covid bi mu tàmbalee. ku ne di wax boobu dafa nañ benn rappelu artu attention gars yi lii feebar la dafa am ñu mu ko jagleel ñu ko xam donc ñun ñu ngi fàttali suñu bopp parce que ñun tamit ay journalistes nañ duñu fi nekk comme donneur de leçon ñu ngi fàttali suñu bopp di leen fàttali ne mbir yu mel ni bu amee
da leen prioriser di jox kàddu gi waa santé. loolu dafa nañ ko fi léeg-léeg ñu gis yeneen yu xamante ni yoo xamante ni du xawul dëgg par exemple même ministère santé bi au début ni mu doon communiquer di dajale ay 150 journalistes ci benn salle caméra yu bëri nit ñi tàncaloo te nga yow da ngay xeex Covid yooyu par exemple dañuy def kii bind dem gis ki ñuy waxal ne lii kat ñun jàpp nañ ñu waratu mën a ne et cetera mais ñun suñu rôle du loolu rôle correct la. correct mooy beneen kuréel bi nga xamante ne ñun journalistes yi ñoo ko samp loi jox ko gëdd moom mooy saytu liggéey bi journaliste di def ndax jaar na yoon wala jaar yoon. gis ngeen ci affaire Sonko bi ñuy wax. bi mu tàmbalee bi ñu defee ñeenti fan gis na ngeen ni correct génn na benn. effectivement benn këyit. jëmale ko ci benn média. artuwaale ñeneen ñi. yaa ngi dégg donc du ñu xaar ba affaire yi ni teel ñu ne damm na dañuy. anticiper xamu nag mais sànq wax nga ko ci sa biir wax journaliste dafa war a privilégier les faits par exemple mais mu éviter trop di def dans l'opinion man d'accord naa ak yow ci loolu mais dañoo gis ne wax nga aussi dafa war a dañu war a respecter la liberté éditoriale du journaliste mais éditorial je pense que bu ñu koy def ça doit engager toute une rédaction dañuy def une ligne éditoriale ne tey ñun yow lañ ko dénk pour nga def ko mais ñëw déggoo ci ligne bi mais li ñu gis léegi Bamba c'est vraiment du am équilibre dans le traitement de l'information journalistes yi dañuy toog di wax di dal benn partie bàyyi beneen partie bi loolu aussi lañ ñu jàngal loolu Binta dañ koy dañuy nangu ni am na péete gu xaw a fës mais dama ne ñun duñ xam nga ñun nag yu mel ni bu amee dafa am benn piège boo xam ne il faut ñun ñëpp ñu koy éviter xam nga mooy ban mooy perception maanaam ni ma ko natte wala ni ma ko gisee te nattoo ko ñun dañuy monitoring dañuy jël 4 jours yoo xamante ne dañuy jël tous les quotidiens jël l'essentiel des émissions de rajo jël l'essentiel des sites d'information générale waxuma nag yeneen kuréel yi nga xamante ne ku mu neex toog sa kër am ko di def loolu neex bu ñu leen jëlee ñu xool orientation bi xool tendance bi mais tendance bi fii ñu nekk mooy que ni nit ñi ñu ngi def seen liggéey correctement du ñàkk nag am ñu jëng wala du ñàkk am ñoo xamante ne léeg-léeg ñu def loo xamante ne xëy na ignorance moo leen koy def loo ndax xam nga jël benn PV ci mbir mu toll nii boo ko amee mais ci àdduna bi yëpp journaliste day am PV ak nu mu tuddati scandale yi gën a mag ci monde bi day am ay fuite mais boo ko jotee yow li la war en tant que journaliste moo lay protéger mooy da ngay jël yuqu wa fësal ko te doo wane sax ni yor nga PV ndax xam nga wane ni yor naa PV mais ñi doon def enquête bi ñëpp ay officiers de police judiciaire nañ tey bu ñu defoon enquête disciplinaire ñoom ñëpp nañuy tëj ci kaso bi wala ñoom ñëpp ñu daaneel la parce que du ñu xam xëy na kan moo ko def ci ñoom donc loolu moo tax journaliste bi dafa war di protéger source am protection source boobu bokk na ci boo jotee PV wala nga jot rapport wala nga jot yeneen nga am noo koy fësalee pour ñu bañ a xam ne sax yow jot nga ko mais yow jot nga ko te bés boo ñu demoon tey ba ne dañ la ci topp pour diffamation wala demee noonu nga mën a peut-être pas wane ne diw moo ma ko jox mais nga mën ko teg sur la table bu boobaa tamit dinañ la condamner souvent dañ lay condamner pour recel recel de documents administratifs wala recel de recel ci cas bi ñu nekk ñu ngi koy tuddee recel ci wàllum kii de l'instruction ni ñu koy waxee waay. recel de la violation du secret de l'instruction merci jërëjëf. loolu c'est un délit tey suba rek sama benn xarit. mais bulletin médical jàmbur bi nga xam ne c'est secret aussi loolu tamit. absolument c'est une dérive absolument oui. moo tax man nangu naa ni. fi ñu toll nii jot na nag ñu defar les assises des médias waxuma des journalistes des médias. xanaa code bi kay waxoon nañ ne mën na ñëw rek. code bi ñëw na code bi li muy réglé. c'est peut-être du point de vue juridique. mais dama ne. Binta yow suñu mag nga. ñun ñi nga xam ne ñoo la féete ndaw def na ñaar fukki at ci métier. donc am na ay gone yu ndaw yu fi ñëw tey yoo xamante ne xëy na ñu ngi topp ci suñu tànk yu ñun te ñun xëy na ci ginnaaw defoon nañ ay erreurs. ñoom erreurs yooyu dañuy jàpp ni baax na ndax topp ñu ci Bamba Kassé xam nga journaliste loolu moo ci danger. tey bu ma defee benn affaire mu jàll kenn topp ma ci. xale bu ndaw bi doog a ñëw. bu ëllëgee bu nekkee dans la même situation di def la même chose ndax dana Bamba Kassé bi mu ko defee kenn topp ko ci woon donc loolu c'est admis yaa ngi dégg moo tax ma ne ñun suñu mbébét bi gën a mag jamono ji mooy dañu war a def les assises des médias lu ngeen ci xaar
lu ñu ci xaar mooy bon d'abord il faut ñu conceptualiser nañ ko mais il faut que ñu am ci ndimbal tamit parce que Aziz des médias du Bamba Kassé ak Barthélémy tëjut naan seen café naan way bon écoute média non c'est un travail scientifique bu ñu war a def te defe naa ne bu ñu ci génnee réew mu mel ni Sénégal war na am observatoire boo xamante ne mooy saytu at mu ne qualité liggéeyu journaliste yi di ko joxe ñëpp di ko et puis di ko fësal ñëpp di ko xam. mais pourtant presse Sénégal dañ ko nawoon de. mais ba léegi dañ ko naw ndax. léegi dafa mel ni am na yu ci rax yu ci bokk. waaw. souvent loolu moo koy yàq. xam nga Barthélémy il faut aussi ñu xam ñu nangu ni àdduna si boppam moo changé. Donald Trump président États-Unis xam nga Amérique mooy réew moo xamante ne biir palais ba dafa am ay journalistes yu ñu fa accrédité. day am mandat presque mandat président bu bees ñëw na ñu ñëw léeg-léeg sax ñoom bu président bi di dem fa la leen di bàyyi. parce que ñoom dañu tàmmoon di seen président dafa tàmm di jokkoo ak média yi di jokkoo ak way taskatu xibaar yi presque saa su ne semaine bu ne wala bu dul moom it kenn ci administration bi di ñëw porte parole am wala yu demee noonu chaque jour parce que ñoom xibaar dafa nekk lu am solo ci seen constitution daf ko protéger la presse dans un dañu ne fii réew mii di Amérique nit ñi dañoo war a xam réew mi nu muy doxee donc yéen ñu ko jiitee li ngeen di defal ak li ngeen décision yi ngeen di jël da ngeen am obligation di ñëw di wàccoog ñun di ñu wax fan ngeen ñu jëmee xam nga réew mu mel noonu pourtant Donald Trump bu mu nekkee président ci 4 années yi moom këram la doon toog di naan café mu yor téléphone am Twitter donc li ma bëgg wax foofu mooy fu mu nekk nii mënuloo analyser médias yi rek de façon classique tey booy analyser paradigme bi dafa changer il faut nga analyser de façon globale interconnexion bi am entre les médias classiques ak le digital. D'autant plus que jamono yi ñu toll jamono yi digitalisation totale la. gis émission bi ñu def nii. am na ko xam ne xëy na mu ngi toog fële nekkul këram di seetaan télé. téléphone am la yor di ko xool. bu paree fay émission bi dem Seneweb wala Dakaractu xool lire. bu fa paree jàpp RFM. wala mu jàpp yi rajo lépp sa téléphone nga koy defee. xam nga kon àdduna bi changé na. bokkul ak jamono yi nga xamante ne Sénégal ñaari journal dafa am wala ñett. donc loolu il faut ñu analyser ko boole ko ci suñu analyse mais de façon globale man gis naa ni booy yi ñu ngi def ay efforts man mii di secrétaire général bi les jeunes reporters dañ ma intégré seen biir groupe WhatsApp. parce que xëy na am nañ ci man confiance ak yu demee noonu. mais chaque jour débat yu ma fay gis. te ay xale yi ndaw yu nañ nekk ci métier bi. mooy débat nu ñuy war a def pour gën a ñoŋal suñu métier. mais léegi ñu jeexal Bamba dañuy jeexal dernière question bi moom mooy tey jii Synpics lan mooy doon taxawaayam ci menace de mort yi parce que c'est quand même grave ngay def sa émission comme ni ñu ko digitalisé ngay xool c'est pas plus tard que ce matin Babacar Fall bi muy def émission du matin mi ngi wax invité bi xoolal boo paree na nga xool nu ñuy menacer ak nu ñuy saaga di déstabiliser nit ñi en pleine émission loolu aussi il faut ñu am ci taxawaay boo xamante ne wan leen ne ñun suñu liggéey kese la ñuy def. Absolument. mais menace de mort di la viser wala di la saaga en pleine émission il faut aussi qu'on mette fin à ça. xam nga ignorance dafa bon. ndax dafa am ñaar yu ci ne.